nara bokk ak Fatou Show si anniversaire bi lan nga indil waa Gambia. mais juste avant tout nuyu waa Gambie di leen sant gërëm leen di remercier tamit Fatou Show ci indi bi ma andi fi sama first time ak man ak sama band pour ñu def fi sama première concert en live. Donc kontaan parce que je pense que Sénégal ak Gambia benn la amul lenn loo xamante ne dañ ko ci werante benn dëkk la donc man su ma ñëwee fii Gambia damay def lépp loo xamante ni sama kéemta lay kàttan loo xam ne bu ma ko defee Gambia bépp dinañ kontaan dinañ happiness. xaw ma naa xam nga ko waaye am nga fi fans yu bari buñ ne Aida Sama mooy ñëw cool yi bari na si dëkk bi Aida Sama mooy ñëw Aida Sama mooy ñëw dafa mel ni daal sa woy yi captivate na waa Gambia bugga nañ la lool nag ma laajte la nag fans yi lan la ñoo expect si samedi bi. sant yàlla le fait que album bi génn fans yi bëgg ko di ko déglu sant yàlla la léegi li ma leen dama leen di promettre que ni samedi bi incha allah dina doon affaire boo xamante ni show bu mag bu mag boo xamante ni dina des ci xelu Gambia yi ak ci xolu Gambia yi. na su rawetee collaboration bi nga def nii ak Fatou Show na am nga bëgg nga def yeneen collaboration in the future ak yeneen Gambian si tamit pour nga mun fee perform from time to time ndax diggante bi gën a rata. incha allah bu neexee yàlla bi buy passé ak Fatou Show ma koy remercier parce que tamit li mu def dafa rëy donc ma koy remercier donc maa ngi ñaan yàlla tam ñëwaat fi gën a dundal sama cofeel ci sama ay fans yi nga xamante ne ni ñi ngi fii biir Gambia. waaw nga defal ñu tuuti acapella. lu la neex na ma te loo bëgg naa ko loo bañ bëgguma man te loo bëgg naa ko chéri bañ naa ko ba sax soo ma tere ma bàyyi ko man yow rek la miin soo ma bàyyee man dina wéet léegi li ci des dañ koy bàyyi ba samedi. ci des moom ba samedi. mu ngi inshallah. kati ñu laa nuyu naan la welcome to the Gambia yaa ngi nii bi mooy sa first time Gambia. waaw c'est pour la première fois ma ñëw Gambie waaw. kon ma laa wax welcome. yaa ngi ñëw fii ak Aida Sama ki nga xam ne mu ngi def collaboration ak Fatou Show mu nar a fee def lu garaaw sa si samedi bi. ma bëgg a laajte yow it lan nga amal waa Gambia because dañ ne seetaan Café avec ak yooyu di gis kat yi di dégg kat yi nag tey nag gis nañ kat yi lan nga am pour wax waa Gambie. voilà tout d'abord maa ngi nuyu waa Gambie yëpp di remercier Fatou Show moom ma invité parce que waa Gambie tout le temps damay jot seen appel bari naa fi ay fan trop ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier ku nekk sa tur ak sa sant. bi Fatou Show nag invité Aida moom daf ma woo personnellement ne ma dama bëgg su Aida di ñëw di tëgg dama bëgg nga ànd ak moom parce que da ngeen bëri fan sa Gambie et tout ma ne ko d'accord am benn problème ça m'a fait beaucoup plaisir ma ñëw fii Gambie parce que dama prévoiroon ñëw Gambie lu yàgg mais yàlla moo def ni que yàlla moo dogal ni que Aida man ak Aida ñooy ànd te Fatou Show moo ñu invité tey voilà. kon si samedi bi sa fans yi ñëw lan la ñu war a séntu si yow. waaw li ñu war a séntu mooy ñi bëggoon gis Kati Chimère ñu ko yàgg souhaité gis xam nga suñu ñëwee samedi si anniversaire Fatou Show dinañ gis Kati incha allah voilà. ma ne naa am nga plans pour nga collaborer ak ñi fi nekk. pour léegoo-léeg yow it ngay ñëw Gambien si tamit di la gis la apprécier. mais bien sûr su ma fi ñëwee du ma fi gëj incha allah ñaan naa yàlla di fi ñëw ay yoon incha allah loolu laay ñaan yàlla. diggante Sénégal ak Gambie nag loo see wax. waa Sénégal ak Gambie moom benn la comme ni ko ñëpp di waxee Sénégal ak Gambie benn la ñun ñëpp ñoo yem waa dañu naan Sénégal mooy Gambie Gambie mooy Sénégal voilà yëpp benn la. jërëjëf Kati. réewi Gambie kaay leen ma xamal leen ndax guddi gu nekk am na waaye guddi gu rëyee nii guddi gu sañsee nii ñu ne guddi Fatou Show nekk guddi goo xam ne nii xale yaa ngi koy xaar mag ñaa ngi koy xaar ki nga xam ne nii ji dina fa nekk ak broké gi nga xam ne nii mooy Aida Sama xale bi xew si jamono xale bi ànd ak jamono te woy bi nga xam ne nii lu la neex na ma ak ñi nga xam ne nii ñooy Humanity Stars waaye nag ki nga xam ne nii mooy Aida Fall ak Salimenga ñi nga xam ne nii dañuy yëngal àdduna ñoom itamit dinañ fa nekk. Hello Gambien people man la Aida Sama borom Sara Balu la may wax Gambien yëpp ñu génn naa ñëw ak sama band ñu dagane ko. guddi gi lu muy yaatu yëpp ki nga xam ne moom lañ ko jagleel di His Excellency di président bi di Cheikh Professeur Dr Alhaji Yaya AJ
Samba. Brought to you by Comey. We are better together. Fatah, I believe this is not your first time in the Gambia. Yeah, I've been here a couple of times though. A couple of times. Yeah. This time around, you're here with Fatou Show in collaboration. So we want to ask, what do you have for the Gambian people? Yeah, I always like the same that I used to, because you know, Gambians. I got a lot of collaboration with Gambian people. You know, with Issei. He's based in Sweden, and he introduced me to my boy G, with whom I'm doing a lot of stuff for now. And like she said earlier, that she's been working with G all the time, and he invites me for the same reason. That's why I'm here, though, to just trying to bring my show too. Yeah. You are an ambassador, and a lot of people look up to Fatah. Yeah. Now, between Gambia and Senegal, what's your take? Yeah, I appreciate a lot of people. Appreciate the connection that we have, you know, because like I said earlier, I've been connected with a lot of Gambians and do a lot of music and a lot of stuff. And when I come here, I feel like I'm home, and then that's the reason why I'm here. And then expect to have a nice show with Aida Samb. For now, she's one of the one of the biggest artists in Dakar, and this. We share the same flight and come over. I didn't even know we came in for the same program, but now it's just like here. Let's just have fun with the Gambian peoples. Yeah. When you hear someone like Fatah is coming, Aida Samb and the rest, you know, there's big names. There are a lot of noise, and people are looking forward to Fatah and Aida. What should they expect, or what should they look forward to on Saturday? Big show, a lot of fun, you know. To be here for the fullest, bring a lot of music and a lot of good music too. And you know, she's doing big by this time, you know, and he got a great album. She got a great album, and me, I'm working for my next album coming, and I did a lot of great song with G too, and that I will perform on it. We may have like a lot of people around, and then therefore we can have a big show, inshallah. Thank you very much for that. Okay, Bagayoko, you're welcome. Yang fi ñëw fii nii tey ànd ak Aida Samb crew in collaboration with Fatou Show mu nar a fee def lu neex daal on Saturday. maa ngi leen nuyu leen gërëm leen sant sama fans yi en tout cas ça va chauffer. Ils seront contents. Ils seront très bien contents. Comme je le dis d'habitude, ça sera gâté, c'est gâté, c'est gâté. Voilà, avec Fatou Show, c'est une grande sœur. Et ça sera un vrai appui, quoi. Ça va rester gravé dans leur tête, quoi. Voilà. Lan la ñoo séntu si yow si samedi bi. Dafa ba mu baka yoko. Well, Fatou, to start with, the Fatou Show anniversary is always celebrated in grand style, with often many times with big names. I recall there was a time that Vivian was here, and a lot of big names. Now this time I want to ask, what made you opt for an uprising star? Well, we're getting ready. Gambia, you know, Aida Samb is new, and she has an album that is very, very well liked here in the country. So when I said I'm doing my anniversary, I had to ask people's opinion. I said, Vivian is a good friend of mine, and Kumagaulo, and all of them. So I asked some of my friends and said, who do you think is a very good star to come over for this time? And they recommended Aida Samb, and that's why she's here. I listen to her music personally myself, and I love her music, and she's very good, and she's a young woman, so we have to give her all the support. So I decided let her come down, and in addition to her, we have like 4 other Gambian artists who will be here, and Fatah is here to work with G, but he'll also be supporting us during the program. Yeah. The Fatou Show, as usual, is always a big name. So what should fans brace themselves up for on Saturday? Well, people get ready. It's a big event. You've already seen the package that we have. You know, I'm like, I spent too much. Do you think I will even recover that much? But this is what I want for my fans, because they have always been there. They've always been very supportive, and, you know, I would like to say thank you very much for making the Fatou Show the biggest show on TV. And they could have decided not to watch my program, but with the love that they're showing me, I also decided if I have to do something for Gambia, it has to be something very good. And I would like to take this opportunity to say thank you very much to all the Gambians, and of course to GIA. They have provided the air tickets for me. I love GIA. And thank you to His Excellency the President of the Republic. He has also supported my program. Thank you very much, Your Excellency.